waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ay waajur di gërëm suma sëriñ Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam mu yàgg fi lool ànd ak wér ak mbooleemu bépp kilifa diine ak kilifa aada bu nekk ci réew mi di ñaan aussi Sénégal yàlla saxal fi jàmm ak mucc di nuyu nag ñépp soppe yi mbokk yi xarit yi am di jàmm yi et di leen remercier la presse nationale et internationale di leen sant seen teewaay gis naa ñi ngeen ñëwee massivement maa ngi koy rafetlu Pape Diouf et la génération consciente ak ñi nekk ci sunu ginnaaw yépp ñi ngi rafetlu seen teewaay ndaje mi nag ñun ñoo ko sàkk woon ndax li tax ñu sàkk ko mooy bëgg waxtaan ak yéen ndax bu ngeen xoolee continent bi ñu nekk muy continent africain ku nekk xam na ne suñu continent dafa bari richesse bari jumtukaay yoo xamante ni dafa am solo lool ci suñu continent muy la matière grise et waaye nag continent bi tey richesse bi li muy bari loolu ñu naan la culture africaine daf ci am solo lool rawatina la culture sénégalaise et bu ñuy wax la culture sénégalaise aussi musique daf ci am wàll wu am solo ba nga xamante ni tey sunu kilifa yi sunu grand frère yi sunu papa yi liggéey nañ ci musique sénégalaise liggéey boo xam ne am na fu ñu ko jëlee am fu ñu ko yóbbu sur le plan national et sur le plan international liggéey ci liggéey bu am solo liggéey boobu nag man Pape Diouf personnellement bi ma defee loolu tubaab naan introspection dama xalaat maanaam toog ci sama rukkus mën a kan maanaam toog ci sama rukkus mën a kan def sama jataayu bopp posé wu la question que ni sunu kilifa yi sunu aîné yi fi ñu yóbbu la musique sénégalaise porté ko sur le plan international loolu warul daanu loolu dafa war a gën a jëm kanam mais warul am tànk ginnaaw et que loolu ma gis ni que lu bari tey ci génération bi ma bokk loolu tegu na ci sama kaw mbagg looloo waral ma war ci def liggéey bu am solo donc mu ñëwaat ci loolu que ni tey sunu aîné yi liggéey bu am solo bi ñu def ci la musique sénégalaise am fu ñu ko jëlee am fu ñu ko yóbbu man bi ma defee prise de conscience je me suis dit que ni loolu warul daanu musique bi am na fu ñu ko fekk ñu nit am na fu ñu ko war a yóbbu looloo waral presque depuis 3 ans Pape Diouf di tukki di dem France di dem Amérique ak yeneeni réew pour gën a ubbeeku gën a ut ouverture ngir mën a yokk sama xam-xam et ci tukki boobu sax dem naa ba samay fans yi ma gën a proche samay xarit ba ci sama famille xawoon nañu am tuuti frustration ndax li ma leen daan tàmmal que ni chaque semaine daanaa tëgg maximum 3 ba 4 fois dans la semaine mais loolu moo taxoon moo ma empêché woon dem uti xam-xam boobu gën a ubbi sama xam-xam sur le plan international loolu moo waraloon sax maanaam yëngu yi ma waroon di yëngu Sénégal mu wàññeeku donc ci biir loolu aussi
fan yi am na benn information yoo xamante ni mi ngi daw que ni Pape Diouf quitté na label bi mu nekkoon muy Prince Art. Effectivement loolu aussi damay ñëw pour dëggal ko waaye nag quitté bu rafet la ndax collaboration boo xamante ni ça date de 19 ans loolu du collaboration bu ndaw loolu du ànd bu ndaw donc bi ma ko waree def aussi def naa ko ci defin bu rafet ndax kër googu bi ma fay dugg dama fa dugg ci bunt bu rëy bi ma fa waree dem aussi bi mu jotee pour ma dem xooli leneen def naa ko jaaraat ci bunt bu rëy boobu ma duggee woon dem naa seeti suma mag Ngone Ndour suma frère Ibrahima Ndour ñu waxtaan en privé waxtaan ba déggoo ba lépp rafet ñu ñaanal ma souhaité ma bonne chance man aussi ma ñaanal leen souhaité leen bonne chance ndax nag li waral loolu mooy la maturité jot na la maturité mature nañu et que jot na ñu nit ñu dëgëral suñuy tànk liggéey te nag liggéey rekk tax du leneen ci biir loolu aussi bi ñu defee loolu ci jàmm ak salaam yàlla dogal na ñu xoolaat sunu yoon defaraat sunu taxawaay ngir mën a am tànk yu dëgër ci biir loolu j'ai fait des nominations yu bees ci suma staff muy suma management ndax teg nañu benn société entreprise bu mag boîte bu tudd PDG su ngeen ko déggee mooy Pape Diouf Group et ki nekk ci bopp bi mooy sama rak Makhtar Diop Subatel ma am nag ak moom ay relation yu yàgg ça date de 15 ans bu ko matul li koy manqué fukki at ak juróom bariwul Bakane Seck mii toog ku ne Bakane ne Pape Diouf ndax fi nu jaar jaratul sax ma koy tudd ndax wax naa ko fu nekk ci àdduna bi Sénégalais yépp xam nañ ko donc Bakane mii moo ma présenté woon Makhtar nekk suma rak déggal ma bëgg ma tamit di ma suivre xër ci sama liggéey ba yàlla dogal tey mën naa ni réalisation yu mag yi gën a mag ci sama carrière muy Zénith 2013 di Bercy 2018 ba ci album bi nga xamante ni tey moo gën a tax ñu woo leen pour présenter leen ko single bi nga xamante ni mu war na génn ci album bi tudd Paris Dakar sabab yooyu yëpp ci loxo Makhtar Diop Subatel la ko yàlla dogale ma am ci moom nag confiance bu mag am ci moom kóolute ba jël sama management dénk ko beneen bi ci toppit ki nga xamante ni aussi mooy le manager chargé de la communication de Pape Diouf moom it sama rakk la mi ngi nii toog sama wet muy Badara Gadiaga di samay rakk yoo xamante ni mën naa ne yar naa leen ci sama loxo tàggat naa leen ci sama wet ndax biñ may fréquenté dara lalu ko woon lu dul cofeel ñu bokk usine ñaari tali muy suma rakk ma yàgg ko xool mu nekk xale am aussi pas-pas nekk fans inconditionnel de Pape Diouf di ma baal si fu ma mën a nekk si àdduna fekk na ma partout dans le Sénégal fekk na ma fu nekk Europe am ci man cofeel ma gis leen jàng leen am ci ñoom kóolute intégré leen ñu ñëw pour ànd ak man jàppale ma ci liggéey bi ngir Sénégal li ñu bëgg ci musique sénégalaise musique africaine ñu mën ci am ndam bu loolu weesoo aussi Papis Konaté ci kàttanu yàlla ci dogalu yàlla intégré na ci groupe bi
muy la génération consciente ndax ku ne Pape Diouf aussi ne Papis ça date de 3 ans liggéeyatuñu woon waaye yàlla def na ci ndox mu sedd ba tey booloo nañu àndandoo di liggéey 3 ans yi mu fi nekkul aussi Souleymane Diop mi toog nga xam ne sama diggante ak moom dépassé na musique ak Bakane mi nekk suma wet nga xam ne tey mën naa ne lu di njaaga mooy njaag ndax sama carrière ci moom la démarré waatee moo ma présenté Jimi Mbaye moo ma dugaloon Jololi jamono yi Prince Art amul donc ànd bi yàgg loolu boobu ba tey ñuy àndandoo di cheminer di jóg di daanu Souleymane assuré intérim bi ñu dem partout dans le monde mu takk ndiggam gis proposition bu ne mu toog jàpp ci liggéey bi ba yàlla dogal tey Papis war a intégrer groupe bi mu def ci nag ay jéego yu am solo Bakane aussi def ci ay jéego yu am solo kon je pense que ni li ñu war a wax yépp tey bari na ndax occasion la mais di leen wax ni nag rek en grosso modo staff bi yaatu na waaye ñëpp mënuñu leen dévoiler ndax li am solo rek mooy liggéey te yàlla rek tax Papis aussi ñu koy remercier ndax fekkoon nañ ko ci ay xat-xat mais dafa bàyyi lépp ñëw àndandoo ak ñun moom it muy sunu mag ñu jël sunu liggéey ñun ñëpp ñu booloo dénkaat ko sunu liggéey ngir nag sunu liggéey mën a jëm ci kanam ndax fi ñu toll nii li ñu ñor rek mooy la musique sénégalaise aille de l'avant li ñu ñor mooy musique sénégalaise jëm ci kanam li ñu ñor mooy Sénégal lañu bokk ay doomu sénégalais lañu Sénégal rek moo ñu ñor di remercier suma kilifa yi képp ku fi toog rek Zora Mbaye teew na Sala Bigué Grand Guissé Pen ak ñi nga xamante ni tey bëgguñu sax ku tudd seen tur ñi ngi dans l'ombre suma grand yi suma xarit yi suma mbokk yi suma am di jàmm yi maa ngi remercier ñëpp di leen wax ne kontaan nañu di sàkku ñaan nag ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi ndax yoonu ndaw du gaaw donc ñu ngi sàkku ñaan ci ñëpp di remercier encore une fois soppe yi fans yi di leen xamal ni li waraloon maanaam maximum d'événements yi du woon dara waaye nag dafa am lu ñu doon liggéey te loolu dafa laajoon dem sàkku ju xam-xam def nañ ko pendant 3 ans yàlla dogal na pare nañu donc loolu la ñu war a ñëw pour présenter leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu li ci des xam naa Badara à part question yi Badara dina ko combler incha allah jërë ngeen jëf. demee nag li tax ñu changé lieu bi nga xamante ni defee nañ fa conférence de presse bi woo leen fii presse bi mooy fii dafa am soirée yu fi Pape Diouf di démarrer mooy Dream suba lay démarrer incha allahu rabbi fii ci kaw suba lañ fiy démarrer ay soirée yoo xam ni dañ koy may fan su Pape Diouf yi nga xamante ni doon nañ jàmbat la présence de Pape Diouf je pense que loolu mooy liñ leen indiloon di ubbi question yi nag journalistes yi di leen wax lépp loo leen bëgg a laaj Pape Diouf ak la génération consciente ñi ngi fii taxaw pour tontu seeni question pour leeral leen je pense que mën nañ ubbi liste. bon waaw maa ngi lay sant bu baax si question bi nga xamante ni posé na ma ko Prince Art c'est une famille man ak ñoom suñu ànd c'est à vie dara du ko dindi waaye nag léeg-léeg mbir jot nga am yeneen ambition ndax ambition la rek tey kuy ut ambition ci réew mi da ngay dimbali Ismaïla Lo wala ngay dimbali ku mel ni suma mag suma xarit Youssou Ndour ndax Ismaïla Lo ku ne xam na ne bi ma nekkee xale dama ko daan seetaan RTS 1 jamono boobu RTS sax moo am mu yore guitare ndeysaan yore harmonica di way taajagu ma ko daan seetaan tous les week-ends ba mujj gi mu jaar super jamono liggéey fa liggéey bu mucc ayib jóge fa nag ci ay ambition gën a bëgg a élargir liggéeyam ber daaraam
ba tey jii suñu jonn yàllay tey ma jël aussi exemple ci sama mag sama xarit Youssou Deux Star Band Kassé Étoile de Dakar Super Étoile macha allah ba tey nekk un ministre de la République loolu ambition moo ko may mais teewul nag ñam ko sosandoon tey su ma demee dëkk bu mel ni Finlande Helsinki daaw jéeg y'a 2 ans festival bu mag boobu waa Xasawaal yi defoon def ma nekkoon parrain bi dama dem ñu joué festival bi ba pare guddi googu ndeysaan man ak suma papa Rane Diallo nelawuñu ñu fanaanee woy mu may nettali seen jaar-jaar ak Super Étoile naan ma su ma lay gis ni nga bëggee liggéey parce que dama ko doon woyloo ba Njaajaan Njaay bi may woyaat ni ci sama répertoire isil boobu ci Rane Diallo laa ko gisee donc mu may xamal ni ma Youssou ni lañ daan nekkee bi ñu jógee Étoile de Dakar war a beru nekk Super Étoile donc foofu Prince Art c'est ma famille sama kër la tey jii buñ ma soxlaa lu ma jàpp dama koy bàyyi wuy ci leen comme ni ko Bakar waxee sànq dafa wax bu am solo que ni ñooñu dañ ma apporter lu bari man it ma am lu ma leen apporter mu nekk famille waaye ki la tingoo di la tette di la jox bi borom ngay naan jar na nag léeg-léeg boo wàccee bëgg a dëgëral tuuti rek say tànk pour mën a am dëgër laay donc Prince Art Pape Diouf c'est une famille données yi rek moo changé maanaam ambition bëgg a man it gën a élaborer sama carrière ci la musique sénégalaise rawatina la musique africaine mais loolu c'est une famille dara du ko dindi insha allah jërëjëf. Ami non Cheikh Anta ok. yaay sama sëriñ xam nga man ak yow moom taalibe ak sëriñ lay doon parce que waaw waa Daaru Salaam laa te sama sëriñ sëñ Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam la moo tax fu ma la gis rek sama sëriñ laa lay woowee waaw boo déggee man a maturité bés bu nekk rek ak la cay war a xew pour gàttal wax bi rek maturité mooy nit ki di nga toll foo xam ne da ngay am yeneen yëg-yëg yu bees loolu day nekk ci nit loolu it lu nit di yëgal boppam la beneen bi ci toppit par rapport ak artistes yi nga xam ne bokk nañu ci disque bi nekkul ne dama soofantal sunu kilifa yi nekk ci réew mi au contraire waaye nag man je pense que ni damay représenter la musique sénégalaise bu ñu génnee sunu réew ndax tey mën naa ni waxuma ko sama bopp de waaye askan wi ñoo naan Pape yow amatoo looy prouver Sénégal ñu dem ba ni Pape Diouf est-ce que du mbalax rek la mën ci carrière am or que li nekk sama dënn bari na waaye comme que nag olof dafa ni mbay ci sa wewu tànk mbalax la ñu am moom la ñuy porter fu nu mën a dem ci biir loolu it diwo yooyu ngay wax kilifa yooyu nga tudd yëpp wayandoon naa ak ñoom tey ku mel ni Youssou def nañu ñaari diwo xeex si buru man ak moom ñoo ko wayandoo ak sama sœur Viviane ak ndem si yàlla si nday Marie Ndiaye Gawlo yàlla na ko yàlla xare aljana ak suma mag Souleymane Faye wayandoo nañu aussi yaa ko tey waaye gis nga ni ma la bëggee mu invité ma Bercy ñu wayandoo ko mu nekk lu rafet Sénégalais yëpp rafetlu ko Ismaïla Lo wayandoo nañu ci benn projet boo xam ne Papis Konaté mi moo géré wul production bi carrapide.com man ak moom ñu woyandoo jigéenu Ndakaaru Njaay bi nga xamante ni morceau la te ma def ko man ci sama répertoire Baba Maal woyandoo nañu waaye li ñu woye génnagul Bakar mi moom ma yóbbu këram mu dugal ma ci studio ne ma Pape déglul morceau bi defal li ci sentir kon je pense que ni tey suñu ténor yooyu yëpp woyandoo naa ak ñoom et
loolu nag dama koy sante yàlla bu baax ndax ñooñu c'est des superstars kon tey bu ñu wàccee seen bopp am modeste bu toll noonu am ci yow kóolute wayandoo ak yow loolu sant yàlla la bon par rapport ak Universal aussi sant yàlla du xëccoo non ndax man lii dama naan am na loo xam ne ñaanu waajur la ndax label yu toll noonu jafe na nga liggéey un produit fini ñu accepté ko nangu ko jënd ndax bi ñuy door ñaari projet la woon Makhtar dafa dem France pour outil partenaire boo xamante ni dañuy ubbeeku sur le plan international bi mu demee mu daje ak benn label bu ñuy wax Caprod présenté ñu beneen label bu ñuy wax Aztec ñu ñëw France toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu amoon ñaari projet bi ci njëkk mooy album international beneen bi ci topp mooy organiser pour def Bercy ñoom ñu ne mën nañu def production bi mais Bercy wóoluwul Pape Diouf ndax nee nañ du ñu dugal seen xaalis perte ndax bi ñu xaymaa Bercy bi budget bu énorme la woon donc ñun ci ndimbalu yàlla ñu ne leen bu leen neexee sax album bi ñuy def bu leen nu fay nan leen ko def win-win andi leen arrangeurs yi ñun lépp luy charge mën nañ ko defal suñu bopp parce que nit boo nekkee ci liggéey gëm sa bopp gëm liggéey bi ngay def da nga war a gëm ni bu ci yàlla àndee dafa war a dox ndax loolu il faut que sénégalais yi xam ko que ni léeg-léeg nga génne album mu neex or que daj nga ci lu metti te nag dama gëm ni balaa ngaa jariñu faaw nga ñàkk donc durant ces 3 dernières années yooyu tout ce qui est dépense ci album bi tout ce qui est hôtel tout ce qui est yeneen dépenses yi ñun ñoo ko jëloon en charge parce que gëm nañu suñu bopp yàlla defal ñu sutura ñu dugg ci projet album bi Bercy ñoom ñu ne duñu jël risque di financer Bercy bi donc man ak suma rak Matar Diop ak suma mag Pape Bokar Diouf ñun ñoo toog waxtaan ne nan leen dem gëm yàlla waaye nag wéetuñu ci ndax ñu bari dañ ci jàpp am na ñu ci jàpp sax te bëgguñu ñu tudd seen tur am ñu ci jàppit ndax gis nañ ni que Sénégal moo xewle mais du Pape Diouf ndax ñun Sénégal lañ demoon représenté ndax loolu bu échec woon du Pape Diouf moo échec ndax Pape dafa dem rek uti dafa dem rek sabablu Sénégal la demoon représenté loolu jiital naa ci presse bi ndax promotion boobu presse bi liggéey nañ ci liggéey bu am solo suma xarit yi jàpp nañ ci musiciens yi may ànd nañoo man ci aventure boo xamante ni aventure bu metti la woon mais nag yàlla defal nañ ci sutura ba loolu moo gën a tax bi ñu liggéey suñu album mu nekk produit fini am label yu bari yu ko bëggoon Believe Sony ak ñeneen ak Trace TV ak ñeneen mais ñun suñu maanaam bëgg-bëgg Universal la woon parce que tey boo xoolee Universal booy lim label yi gën a mag ci àdduna bi c'est le number one donc ñoom ci seen jëmi bopp bi ñu dégloo album bi yeggalewuñ ko ñu ne macha allah et que d'habitude bu ñu daan produire artiste ñoo la lay jox studio boole la ak ay arrangeur boole la ak ay big maker gérer direction artistique bi ci ñoom ni ñu ko bëggee ndax ñoom noonu la ñuy liggéey mais yàlla dogal na ñun dañu liggéey ba pare jox leen bande bi ñu déglu ko bi ñu ko dégloo ñu ne beneen voix wu Afrique juddu na gis nañ beneen vision bu bees ndax soxla nañ lool kon loolu defe naa ni du ndamu Pape Diouf mais ndamu Sénégal la ndamu Afrique la donc li Cheikh Anta moomu dugal Universal ma signé ak ñoom nag un contrat de 3 ans di ñaan yàlla ci kattanam album bi nga xamante ni wóolu nañ ma ba signé ma yàlla defal ñu ci ndam
ba ñoom buñ ci am déception. disque d'or disque diamant disque platine kuy liggéey rek loolu ngay ñaan yàlla waaye nag ñun loolu taxuñu jóg liggéey moo ñu tax a jóg avancement ba lu ñu ci fekk rek ñu xam ne suñu borom moom moo ñu jaarale ci yoon wi jërëjëf. waaw damay njëkk a tontu si première question bi effectivement comme ni ko Souleymane waxee keroog dafa modeste rek nekk professionnel mais album bi. Génération Consciente defuñu ko ay tubaab ñoo ko def parce que dama demoon gëstuwaat uti xam-xam ba ni ma daan woyee sax woyewuma noonu am na lu bari loo xam ne nekkoon na ci man di nelaw te musuma ko xam vraiment tubaab yi génne nañ ko ci man mais nag ñi ma toogal ñëpp muy Papis Jules Bakane Mamaane heure bu ñu daan wax rek dañuy am idée def leneen mais boobu xaw ma ban direction laa warul jël donc album bi Alias maa ngi koy remercier de passage ndax avant may def projet bi bu ko gisante nañu waxtaan nañu sans musique daje nañu ay yoon mu ne ma jëlal sa temps nga xoolal ma 20 artistes yi nga xam ne si àdduna bi bëgg nga leen te da leen di déglu. ma jël sama temps xool 20 artistes yoo xam ne dama leen bëgg dama leen doon déglu ma ne ko ñii laay déglu mu jël ñooñu seeni li ñuy liggéeyee bi mu paree projet bi nag laa xam ne lii moo taxoon mu may laaj yan artistes laay déglu ndax ñooñu gaam yi ñuy wooyee ci noonu maanaam ci noonu la ñu liggéey léeg-léeg ma déglu morceau boo xam ne dama ko naan mais lii kii la may jox mu ne ma mais parce que sa artiste la donc da ngay gis ni que métier bu nekk ak xam-xamam. peut-être loolu dimbali na ma beneen bi nga wax aussi mooy label bi ma jógee ak label bi ma nekk léegi muy suma label ñaar yëpp a baax ñaar yëpp a baax macha allah. nga baal ma album international bi est-ce que mën na cee xaar suñu pétition Grand Bakane teg cool teg bëgg-bëgg yooyu noonu. waaw mais xam nga album moom boo ko réalisé faaw nga jouer ko en live rawatina label bu toll ni Universal. di nga def ay émission ci réewu tubaab yi te dañ lay xaar nga jouer ko en live pour wone sa efficacité di nga def ay live partout dans le monde te loolu ñun ñoo koy jouer donc suñu groupe moom moo koy jouer incha allah rabbi merci. baax di la remercier question bi nga mujjee posé rek laa lay fa la njëkkee xam nga ñun jaamu askan bi la ñu ndax lu mu doon tey Sénégal la Sénégal nag boo décidé ñu jiital di la wax seen bëgg-bëgg li ñu bëgg rek nga leen di defal dama seetlu interview yu mujj yu ma def yëpp dañ ma naan mais Pape mbalax bi nag amatoo lu ci prouvé Pape pourquoi doo def yeneen style de musique ma leen yaakaar naa ni mën naa ko de mais comme que vraiment insisté ngeen ci et que la musique est universelle dinaa dem defal leen loolu pour ngeen kontaan du dëgg donc li moo waral projet disque bi dem ci yeneen style wane sama talent dem ci yeneen style yi nga xamante ni dafa ànd ak jamono ndax loolu dafa ànd ak jamono def ko pour jox ko mélomane yi jox ko le public sénégalais loolu rek la waaye nag adduna bi fu mu toll comme ni technologie bi avancé noonu la liberté avancé ñëpp am liberté léegi c'est la mondialisation ba tax na du am kenn ku lay tënk au contraire sax au contraire ndax nag am nañu quelques fan ci liggéey bi donc kooku aussi dama lay rassurer beneen question bi la nati la waaw sama base waaw mais mbalax laa naan di doomu géwél pire su ma nelawoon ba 6 heures du matin nga yeema man ñaaloo gay naa ko daaj jobi ganta maali gana paalo maa jigéen biram fal ba samba saami sappe la mu jëlee way na tuddul woon way ne te ku wañ lañ ko daan woowee loolu c'est dans mes veines
loolu sama deret la loolu dama ko naan ba pare nag jàng ko Lemzo jamono te ba léegi maa ngi ci loolu mooy sama base looloo waral ñu ne album bi disque bi day génn waaye nag faaw ñu def mbalax pur et dur album boobu nag mbalax bi ñu war a def sur le plan national moo war a génn le 15 décembre pour ma jox ko fan si seen cadeau fin d'année donc côté boobu aussi rassurez-vous mon frère gëj a déggante bi aussi boo nekkee ci waar di liggéey te pareegoo ñun nit ku ñu dañoo baaxoo di nëbbatu balaa ngay jox dara comme ni nga ko waxee seddal ba mu sedd jox askan wi ñu war a naan ci anam bu neex bu sell loolu dëxëñu toogal ci sa ruq su mën a kan liggéey ba pare génne nag jox ko askan bi ku ñëpp xam baa kon yaa ko wax